alhamdulillahi alkarim silmilan at ginnaaw bi ñu tàmbalee ak léegi liggéeyu complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi mu ngi wéy di jëm kanam complexe bi bokkoon ci yenn ci bëgg-bëggu Serigne Touba Khadimu Rasoul ci ay jamonoom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nësëroon ko saa si Serigne Mountakha Bachir daal di tàmbali liggéey bi woo ci murit yépp te ne bu mu laal suuf biraasu man baarasani biraasu man yubarisul muntaqiman barisaman isa talabtu min ilahi jallaba wa in saraftu bil ilahi sallaba li jaada bi tawhid rabbi al ahad musjada li bi khulq wallahu al ahad law midadi wa khilami fil yada wa abadan la su'ulaqi man qadab سل الذي يبارس لا جليل سل سليل فوق كل سليل يا من يرو خير الإله ربه وخير أفضل الورى محباب نزع من صدرك ربي نورا كن بي منير طالبا منيرا لنار قد وجهت عند سلمات matan kaba ni yàlla daa wa saddamaat. Touba Matériaux am ci taxawaay bu am solo ci liggéeyu juróom-ñeenti bâtiment yoo xam ni ci seeni loxo la jaare liggéey bi sori bu baax. di nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu Serigne Mame Thierno Mbacké mi nga xam ne mooy coordonnateur bi nga xam ne moo jiite liggéey bi di nuyu Serigne Ahmadou Bati mi nga xam ne moo yor programme mu njàng mi yëpp di nuyu la architecte yi muy caawokat yi ak Ibrahima ñaa yi nga xam ne ñoo nekk groupe architecte bi nga xam ne ñooy yor projet bi ñoo confectionné projet bi di nuyu personnel Touba Matériaux bi fi nekk yëpp ak technicien yi personnel administratif bi personnel civique bi ak communication yëpp kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu di wax ne rek gannaaw bu nuyoo bi jàllee damay présenté tuuti rek Touba Matériaux ak projet bi ci initiative xalif général des mourides bi nga xam ne ak Pastef bi ak décision bi nga xam ne moom la jël muy projet bi gën a rëy bi mu jàpp pour liggéeyal ko Serigne Touba ci communauté mouride bi ngir adduna bi ngir liggéey muy projet boo xam ne bu ni toll bariwul ci àdduna nit ku ko initié benn nit boo xam ne da koo xalaat initié ko da koy def surtout di ko defal diine islam waaye di ko defal Serigne Touba waaye di ko defal communauté mouride bi yëpp boole ma ak ñi nga xam ne moom la ma booleet muy Mame Thierno mi nga xam ne mooy coordonnateur technique bi ak groupe architecte bi ko yor ñu ànd di ko liggéey ba tey jii ñu def 1 an parce que maa ngi signé woon contrat bi le 5 mai. ñu ngi posoon premier paire bi mois de novembre le 11 novembre 2018 ça fait signé contrat bi le 5 mai 2019 ba mois de mai di dee tey mu nekk 1 an Mame Thierno nag mi nga xam ne mooy coordonnateur bi mu ne nañu def bilan parcours xool 1 an bi lan la ñu ci def loolu moo waral defe naa ne waxtaanu tey bi moo waral moo woo quelques personnes ci presse bi ñu taxaw nii woo groupe architecte yi ngir ñu mën a def benn évaluation bilan tiré bilan de 1 an. Première phase bi ñu joxoon Touba Matériaux mu concerné 9 bâtiments muy institut islamique bi nga xam ne mooy 3 bâtiments yi ak majalis yi bi nga xam ne 2 bâtiments la ak restaurant bi ak benn amphi bi de 1500 places ak rectorat bi nga xam ne mooy administratif yi fii la recteur bi war a nekk ak bibliothèque bi muy juróom-ñeenti bâtiment yooyu la ñu jox Touba Matériaux
moo daan nekk première phase bi nga xam ne moom lay exécuté des na nag ay yeneeni bâtiment mais yooyu ñeneen nit ñoo ko yor xam naa ne dañu ñu ci ñëw mais partie Touba Matériaux mooy loolu yàlla dogal na jot nañ premier plan le 19 mars muy bâtiment bi témoin bi ngeen taxaw la ñu jot plan yi moom lañ jot plan bi signé le contrat bi le 5 mai 2019 ba le 30 mai tey di 1 an donc loolu moo tax nag ñuy expliquer rek Touba Matériaux fi mu ci toll bi mu juróom-ñeenti bâtiment yi ñu ko jox ñu ngi ko def mi ngi def durée de travaux bi 2 ans la 24 mois def nañ 12 mois donc techniciens yi danañ ñëw ci détail technique bi ci pourcentage de réalisation bi nga xam ne def nañ ko ak li nga xam ne moo ñu dese ci délai di fas yéene rek balaa ñu 24 mois yi nga xam ne mooy délai bi donc defe naa ne Touba Matériaux dana livré li nga xam ne mooy majeure partie ci li nga xam ne moom la war a liggéey. 9 bâtiments yi mu commencé nag dafa am ñaari bâtiments yu nekk administration am ñetti bâtiments yoo xamante ne ñu ngi ci UFR sciences islamiques et langue arabe am benn amphithéâtre bu 1500 places am côté Majalis bi nga xamante ne moom la ko sëñ bi waxoon na ko njëkkee parce que daf ko ñor ñetti bâtiment nekk fa yoo xamante ne benn bu ci nekk 7200 mètres carrés au total la benn bi bu mag bi nekk 4800 bu ndaw bi nekk 2400 ak restaurant boo xamante ne 400 mètres carrés la ginnaaw loolu it mu am bibliothèque boo xamante ni 10 625 mètres carrés la actuellement si biir loolu it nag ñu sant yàlla bi nga xamante ni moom ci boppam ñun techniciens yi jàppale nañu ba nga xamante ni li may njëkk a commencé mooy logistique bi mu njëkk a teg parce que dañoo posé première pierre bi depuis le 5 décembre 2018 waroon nag war a commencé le 6 mai la ñu tàmbali parce que si la ñu signé contrat bi mais terewul mars 2019 fekk na lépp pare indi na centrale à béton boo xamante ni ultra moderne la buy def 60 mètres cubes de béton par heure indi na fi benn laboratoire boo xamante ni dernière génération la boo xamante ni lañ daan jëli ji Dakar wala Saint-Louis daf ko indi sur place tegal ñu ko mu indil ñu ay camion tupi yuy transporter béton bi boole ko it nag indil ñu nag léegi ay pompe à béton yi nga xamante ni moom dañ daan pomper béton bi parce que déjà béton bi fii ñëpp xam nañ ni daan nañ demee par 10 mètres cubes ba 20 mètres cubes par jour mais bi mu indee matériel boobu fi mu nekk ni dañuy fëgg suñu dënn ni mën nañoo génne 120 ba 150 mètres cubes mu boole kook nag di ñu ñaax bis bu ne chaque matin dina fi ñëw yendu fi ak ñun ba midi bu ngoonee 4 heures mu ñëwaat fi léegi nag fi may tàmbalee damay tàmbalee bâtiment bi nga xamante ne fa lañ njëkkal léegi muy bâtiment bi nekk ci UFR sciences islamiques et langue arabe bâtiment boobu bâtiment la boo xamante ni mi ngi nekk 2400 mètres carrés en béton rek presque mën naa ni 900 mètres cubes de béton mi ngi ci exactement ci biir loolu it nag bâtiment boobu actuellement en gros œuvre on est à 95% de réalisation ñi ngi ko commencé en mai 2019 ba tey jii mu nekk actuellement 1 an def nañu 95% de réalisation seconde œuvre bi actuellement ñoo ngi ci 17% muy li commencé ci carrelage électricité plomberie mais loolu li ko waral ay contraintes la yooyu mën nañ see dellusiwaat après parce que bâtiment boobu comme témoin la ca la ñu war a approuver lépp loo xamante ni mooy seconde œuvre suñu ginnaaw nii bâtiment bi fi nekk mooy salle d'étude bi nga xamante ni moom la ñu tuddee salle d'étude milieu salle d'étude milieu bi moom it ñu ngi ko commencé en mai 2019 léegi mu def 1 an gros œuvre am mi ngi ci 90% actuellement seconde œuvre bi actuellement 7% la parce que dafay xaar bâtiment témoin bi parce que bâtiment témoin bi lañ fay def foog ñu valider ko approuver ko pour ñu mën ko continuer ci yeneen bâtiment yi ci biir loolu it aussi moom it mi ngi nekk 2400 mètres carrés donc en réalisation comme je vous ai dit 90%. UFR sciences islamiques et langue arabe 3 bâtiments yi fi nekk mi ngi nekk 7200 mètres carrés 7200 mètres carrés yooyu à ce jour après 1 an de travail réalisé nañ ko actuellement à 95% parce que bii nekk na 98% bii nekk 97% bii nekk 94% boo ko globalisé mu jox la 95% de gros œuvres et en seconde œuvre 17% 7% donc actuellement on est à 12% de réalisation ginnaaw bu ñu jógee foofu nag ñu dem ci majalis bi moom ñaari bâtiment moo fa nekk ñaari bâtiment ya fa nekk nag mooy que ni am na loo xamante ni directeur général souligné nañ ko sànq parce que dañu doon wax petit bâtiment et grand bâtiment mu ni nañ ko dindi parce que petit bâtiment boo xamante ni 2400 mètres carrés ça veut dire que ça fait 300 mètres carrés un terrain de 300 mètres carrés nga teg ci immeuble 8 étages
moom mooy petit bâtiment lañ tudde fii donc muy 2400 mètres carrés 2400 mètres carrés yooyu am beneen bâtiment boo xamante ni 100 et quelques mètres linéaires la nekk 4800 mètres carrés ñaari bâtiments yi rek nekk na 7200 mètres carrés donc nag ci biir loolu actuellement Majalis bi 7200 mètres carrés yi réalisé nañ ko présentement à 72% ñoom ñaar de gros œuvres second œuvre yi mënaguñ ko laal parce que bâtiment témoin bi validé guñu 100% réalisation bi moo tax ñu mettre en œuvre second œuvre mais foofu nag ci Majalis bi am na fa restaurant boo xamante ne 400 mètres carrés la 400 mètres carrés boobu actuellement liggéey nañ gros œuvre bi à 50% charpente couverture bi nga xamante ne moo war a dem ci kaw actuellement mi ngi à l'atelier liggéey nañ ko plus ou moins à 30% mais nekkul actuellement sur place. Par rapport ak délai d'exécution bi point bi ma si souligné mooy que ni Touba Matériaux toujours de par son directeur général en dehors des contraintes de décision ou de plan terewul il a mis les bouchées doubles dafa jël pastéefam yitteem ak léppam teg ko ci kanam jiital université bi ba nga xamante ne aujourd'hui par rapport au délai initial aujourd'hui les bâtiments yi njëkk a commencé ñoom ñoo fi def 1 an mais am na fi bâtiment yoo xamante ni 6 mois lañ def te actuellement ñi ngi si 50% lu mel ni bibliothèque dinañ fa egsi am na bâtiment yoo xamante ni ñi ngi fi def actuellement 7 mois te actuellement ñi ngi ci 60% dinañ fa egsi mais instant bi ñu toll nii ak fii ñu toll nii ñi ngi toll ci institut islamique et langue arabe instant bi ñu toll nii fii actuellement ñetti bâtiment moo fi nekk 12 mois de réalisation la ñu def sur 24 mois donc des nañu 1 an boo xamante ni gros second œuvre rek moo ci des te second œuvre bi normalement ci planning bi ak plan d'action yi nga xamante ni moom la ñu defoon plan d'action yi nga xamante ni mooy plan d'action général yi maître d'ouvrage joxe dañu wàññeeku jël plan d'action boobu planning boobu directeur général de Touba Matériaux def planning interne indi plan d'action ba pare nag ni bu leen ma àggal ci délai bi nga xamante ni moom lañ ma fixé muy 24 mois moo taxoon suñu second œuvre ñu ngi ko prévoir woon ci 6 mois prévoir woon gros œuvre bi ci 9 mois mu nekkoon 1 an 4 mois au lieu de 2 ans aujourd'hui on est à 1 an te terewul ñu ngi ci ay 95% de gros œuvre ci zone bi ñu nekk te second œuvre ñu ngi ci 17% yoo xamante ni des nañu 1 an yu ñu prévoir 6 mois ça veut dire que pour donner un délai court mooy que ni jël nañu ay matuwaay jël nañu planning bu interne jël nañu ay plan d'action teg nañ logistique boo xamante ni mën nañu permettre tey ñu pare avant le délai compati wali jamil muslimin ya basir wa kassiran khayrat hadha al baladi actuellement ñi ngi fii ci amphithéâtre bi nga xamante ni amphithéâtre 1500 places la pour 3600 mètres carrés couverts aujourd'hui actuellement cet amphithéâtre la boo xamante ni ñi ngi ko commencé en octobre 2019 ñi ngi ci 8 mois yi ci la ñu réaliser lii ngeen gis nii actuellement donc pour un délai de 2 ans je pense largement ak disposition yi nga xamante ni jël nañ ko fi mu nekk nii balaa ñu àgg 1 an et demi dinañ mën a livrer bâtiment bi bâtiment nag la boo xamante ni c'est la première fois mu am ci zone bu mel nii rawatina na sax à Dakar parce que 1500 places la nekk na place 1500 places yoo xamante ni lu bari lu ñu daan def ci conférence ak ci leneen ak leneen ñu ngi ko daan def ci biti mais léegi dinañ ko mën a def fii ci biir instant bi ñu toll nii du côté avancement des travaux on est à 50% de réalisation puisque gros œuvre bi instant bi ñu toll nii gradin yi seen ginnaaw moom moo ci des ak la partie couverte ci kaw li ci des yëpp charpente couverture la mooy fi ngeen nekk di hall bi donc jël nañ matuwaay jël nañ mesures yi logistique bi ñu amee instant bi toll nii permettre nañu béton bi ñu mën ko réaliser à temps réel waaw te en même temps it aussi am na isolation sonore boo xamante ni dañ ko fiy def ba nga xamante ni même bu fekkonte ni dañ doon kuréel ci biir it ki nekk ci bunt bi du dégg ci biir dara du dégg dara donc du gêner université bi du gêner yeneen salle de cours yi loolu c'est très important. ku wax complexe scolaire sa xel dem ci bibliothèque universitaire fii liggéeyu bibliothèque bi jëm kanam bu baax a baax ginnaaw ba liggéeykat yi noppee ci sous-sol bi nga xam ni bâtiment bi dina mën a jël juróom-benn jàpp juróom-ñaari étage. fii ñu toll di bibliothèque bi nag bibliothèque la boo xamante ni instant bi ñu toll nii mi ngi nekk ñu ngi ci sous-sol bi sous-sol bii nag actuellement pare nañu fondation bi sur une surface de 2400 mètres carrés instant bi ñu toll nii nag fondation la boo xamante ni dañ ko prévoir war na mën a yenu 6 ba 7 étages ci dimensionnement yi nga xamante ni moom lañ ko def mais pour l'instant ñu ngi ci sous-sol bi
ñi ngi ko commencé en octobre 2019 actuellement ñi ngi ci 6 mois de réalisation instant bi ñu toll nii nag bibliothèque la boo xamante ni sous-sol bi kenn prévoir fi parking ni dara dañ ko prévoir uniquement et spécialement pour liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi liggéey na ko mu nekk loo xamante ni ci biir mën nañ ko fi conserver des années durant te du def dara am na aussi système de protection yu ñu fi boole waale am na it ay système de reliure yoo xamante ni yëpp prévoir nañ ko fii ci sous-sol bi bu ñu fi jógee nag léegi actuellement gis ngeen ko ñi ngi am 102 poteaux yoo xamante ni ay poteaux ronds de 80 la ak ay poteaux ronds de 90 am na ci poteaux yoo xamante ni nag dañ ko intégré ci voile yi sous-sol bii ngeen gisit aussi amul benn brique ay voile la béton la boo xamante ni dafay ñëw ba ci plancher au RDC ginnaaw loolu nag la ñuy démarrer foofu nag dem mais instant bi ñu toll nii actuellement ñu ngi ci 40% des travaux pour 6 mois d'exécution sur un délai global de 24 mois réalisé ngom nañ ci 6 mois actuellement te ñu ngi ci 40% de gros œuvres seconde œuvre bi nag laala guñ ko comme ni ñu leen wax fa ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكسر اللهب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالقبور وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناس وصليا أسكى صلاة دافعة عنا وباء Hizbut Tarqiyyah ci njiitalul Serigne Atou Diagne ñoom it am taxawaay bu mucc ayib ci liggéey bi ginnaaw bi leen Serigne Mountakha Bachir tànnee ngir ñu taxawal ci complexe bi këru xasida nga xam ni ab bibliothèque la moom it bi ñu noppee ci études yi maanaam càmbar suuf si ak tabax bi nu mu war a tëddee ñu tàmbali nag seen liggéey ak yitte ju kawe. muy posé question ñii def noonu baañ bi ñëw mu ne tey sama ngeen di añ man seen añ laa añ bi ñëw ñaar yëpp daje na mu ne jël leen sama bos ma jël seen bos ñu ñëwaat fii seen ko mu koy topp ba ñu yeggalee mu nañ leen di suuf daa def indi suuf ma def ñaan ne ma suba juróom-ñetti waxtu na ngeen tànn et puis on a creusé très profondément à l'intérieur pour def ko ba nga xam ne benn aménagement bu koy laal ko Serigne Thierno en tant que coordonnateur liggéey bi ci turu Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy maître d'ouvrage ak maître d'ouvrage délégué mooy Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Cheikh Abdou Khadir maa ngi leen di nuyuwaale tous les services ak bureau yi nga xam ne yaa koy coordonné ci turu sëñ bi di sant bu baax nag yàlla ginnaaw bu ñu santee sëñ bii nga xam ne moo seet ci coobare boppam de façon délibérée de façon souveraine mu ne ñu damay tabax këru xasida yi waaye yéen ñi laa ko bëgg àndal muy lu rëy loo xam ne bi ñu demee ba weeru Shawwal bii passé rek mu ne bëgguma mu weesu jox ñu ñaan ñu daal di ñëw tàmbali kër gi nag moom boo ko seetee ci wàllu jamono mooy bibliothèque nag dafa am ay normes am yu muy bëgg am yu muy bañ li ci jiitu mooy emplacement bi ñu ñëwee études yi ñu fekk mu nekk fi ànd nañ ko ak ñi koy liggéey càmbar ko xool ko bu baax waaye yàlla def muy études yu tege ci yoon ci wàllu suuf si topp nañ ko ba ñaari mètre lu topp mu nekk un terrain qui est sain amul ndox bu surface bu koy lëjël amul ndox souterrain bu koy lëjël point de vue géomorphologique yi tamit le terrain était encore clean loolu yëpp ànd nañ ko ak ñoom
xool ko ba ci îlot yi nga xam ne moom la ñuy jox il a fallu que ñu amandoo ensemble le polygonal de base ànd ak suñu technicien yi ci ndax fii aventure la boo xam ne dafa rëy pour que l'aventure ne soit pas aventureuse il a fallu qu'on travaille en collectif mobiliser l'ensemble des techniciens de Hizbut Tarqiyyah pour ñu mën a communiquer ak yéen bu gaaw loolu kon bokk na ci li ñu gën dimbali ci emplacement bi non seulement on a un polygonal disponible au niveau du service topographique mais nous détenons le polygonal de base de la ville de Touba de la borne 1 à la borne N donc loolu kon vraiment sant nañ ci yàlla di féliciter itam ñi fi jiitu def loolu boobu liggéey muy bu am solo ndax bu amoon tuuti xam-xam moom amul frontière kenn moomu ko soo amoon tuuti loo xam ne luñ ci kii itam dañ koy àndandoo jubbanti rek te ka koy jubbanti ka am dëgg du mën a bàkk loolu bu jàllee mu nga xam nag ni mooy ginnaaw sëñ bi joxe na bis organisation chantier bi ñu organiser chantier bi xam li ñuy def ndax architecture moo jiitu ndax plan bi ngay jox architecte bi pour mu jàllale ko ci bureau d'étude bi ñaar da ci am plan bi moom yow miy def plan da ngay xam li nga bëgg def plan mooy mën nga ko defarlu comme mën nga ci def say pexe donc da ngay xam li nga bëgg it su fekkee bëgg nga mu tudd bibliothèque yu mel ni yi am ci àddina bi il faut nga respecter ñooñu la ñu respecté mënul ñaar loolu kon ñu def ko ba mu egg ak jàmm ñu rafetlu ko ñu juboo ci nga xam ne suñu équipe technique yi des architectes sans lettres donc ñoo ko taxaw ànd ko ak ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk muy doon loo xam ne dañoo agsi rek ñu ubbi ñu seen i bunt ñu en profiter pour remercier Thiaw Kandji devant directement sëñ Thierno wax dëgg yàlla ubbeeku na lool envers nous ñu xool ba liggéey ba juboo ci foofu ba am daal lu ñu teg lu mën a jàll bi mu jàllee dem si bureau d'études yi tamit boo calculer leen ne ku mel ni maam Thierno ni ma teeroo mënu ma ko ñàkk félicité mënu ma ko ñàkk remercier kon jaadu na ci su ma fekkee loo xam ne sëñ bi waajal na ko ba noppi mu ne ma loolu yëpp sa disponibilité la kon su ma amee tuuti xel loolu mënut a bañ a dàqonteeg ma dafiy pexe nag ndax ku ñu dimbali ku ne day fekk nga sóob ci say loxo loolu kon am na ci partie étude ba bi ñu agsi fii ñu agsi tey loolu kon bi ñu organiser chantier bi ñu gis ne ouvrier bii nekk atelier de chantier képp soo ko bàyyee ci naaj bi sa pertement la rendement bi da ciy feeñ donc ñu ne kon nañ yóbba c'est que mu bàyyi woo loolu doo ko mën a bàyyi wanag wi ay catégorie la doo mën a bàyyi magasin doo mën a bàyyi sa bi ñëwee it fekk nañ fi ay encombrement sur l'emprise parce que emprise bi moom lu am importance la mooy fekkoon nañ fi ay bâtiment yoo xam ne bu ñu ko dindiwul woon du ñu noyyi du mën a am tu ne pouvais pas respirer tey poumon bi ñu am nii yëpp li ñu ko may mooy dindil on s'est battu ba def ko moom itam en temps bu réglementaire ñu def ko mu nga xam ne kon organisation chantier moom mooy li am fépp rek ñu respecté lépp def benn baraque de chantier pour liggéey ñu nga xam ne ay borom xam-xam ñu mën di fi ñëw ñuy mën a jàpp dara ba noppi ñëw gis terrain bi mu bëgg ñu mayaat ñu war a toogaat ñu bëgg ko xoolal def ko ba mu baax kon loolu phase yooyu bi ñu ko jàllee li des mooy ñu wax tuuti kon ci li nga xam ne mooy jëmmi bâtiment bi bibliothèque dafa am lu muy nangu ak lu muy bañ te dafa am loo xam ne on l'a trouvé préétabli muy îlot bi nga xam ne moom lañ ñu affecté îlot bi sax sëñ Maam Thierno moom dafa ko étendre loon mais loolu mooy la nga xam ne moo waroon am ndax bibliothèque dafa am loo xam ne 4 côtés yëpp soo ko amul ci emprise ëllëg mën nga tooñ mën nga lor boo tey bu ñu paree bi dem ci plan yi di ngeen gis li nga xam ne mooy plan bi nga xam ne respecté nañu les normes de construction d'une bibliothèque ñi nga xam ne dañu am benn génn tuuti bu ñu génn ci îlot bi ñu demee ba xam ne îlot bi mënuñu ko wiñaar dinañ leen won tam nan la ñu duggee ci biir
ak ni nga xamante ne moom la ñu war a jaar ba lépp xaj ci biir. li ci des nag su fekkee am na benn aspect benn côté boo xam ne ñii saytu bibliothèque ci àddina bi boobaa bu ñëwee bu ñu defee dañuy yaakaar ne ñun dañu xam loolu on leur donne un rapport. donc loolu kon bokk na ci li nga xam ne ci côté emplacement barab bi lu bokkul ak li nga xam ne mooy li ma doon wax muy l'aspect géomorphologique, l'aspect hydrologique, l'aspect sécurité ak li nga xam ne PPR yi prévention ci wàllu risque yi. donc kon loolu yaakaar naa ne bi mu jàllee jëmmi bâtiment bi kon dañ koy daal di daganal di ko daganal topp ko ba lépp sotti ñu daal di nag gis ne li ëpp ci bibliothèque bu ñu koy wax livre moo tax c'est l'argument dominant mu nga xam ne dañuy def nag li nga xam ne moom la ñuy wax le magasin de rayonnage ñii di ko wax magasin de stockage. loolu def nañ ko en 3 niveaux muy rez-de-chaussée bi premier niveau ak deuxième niveau ak souterrain bi nga xam ne day nekk imprimerie ak édition. kon loolu bu ngeen xoolee image yi di ngeen ko ci gis bu dee ci wàllu fonctionnement bi ni muy demee lépp luy ànd ak bureau bi buy ànd ak bibliothèque ba ci li ñu toll nii ci jamono muy Covid-19 bi muy mise en quarantaine. le livre qui doit être mis en quarantaine même ay barabam prévoir nañ ko parce que këyit bu jógee fële dafay indaale jàngoro boobu dinañ ko naj ba nga xam ne moom du wàll ñu mu fi fekk. loolu kon ak trier muy àndal ak la muy am def yëpp personnel bi am nañ seen wàll bunt yu ñuy duggee fu ñuy jaar foo xam ne ñoom rek ñoo fa sañ a jaar public bi am na fu ñuy duggee nga xam ne yéegukaay yéeg yëpp escalier yi ak ascenseur yeeg yëpp fàggu nañ ko ci. mais livre dafa bari ay contraintes tey loo technique soo ma ko joxee day mel ni man damay xalaat ne ki may jox loo technique xam na lépp lu war dem ci bibliothèque parce que man sama humidité relative dafa sensible sama humidité absolue dafa sensible. tey dañ koy monter defal koy automate ba nga xam ne même su ma duggoon avion di dem Union soviétique wala may dem feneen mën nay contrôler fii automate bi daf may wax sa humidité relative sa humidité nangam sa lii nangam. donc li nga xam ne mooy le traitement de l'air daf ko def ci soxla këyit la da ngay def say désenfumage sa sécurité incendie yi mu àndal yëpp bañ na ba béton bii ñuy def nii am na foo xam ne bu fa tolloo am na ñoo xam dañuy wuti ay déshydrateur. ça veut dire que ndox miy des ci biir béton day am impact ci biir livre bi donc loolu foog nga xam ko yóbbaale ko à chaque fois bu ñu la bëggee yàkkamteloo sax nga bañ boo deful déshydrateur boo demee ba ci sa plancher lépp luy tiim livre moom bu fekkee respecté nga liñ la wax da nga koy def des planchers alvéolaires nga xam ne buñ ko indee fii ay machine koy yëkkati yu mag ñoo koy teg di dal bi nga xam ne partie bi dem livre li ci des on peut revenir au classique. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuubaa bu baax di nuyu jëwriñ sëñ Atou di ko ndokkeel di ko gërëm moo ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi sant ko di ko ndokkeel ngir ñetti mbir bu njëkk bi mooy yitte ji ndax bu ñu sëriñ bi boole liggéey bi ba léegi muy kër xasida yi ñu war ko tàmbali bis ba ndigal li jógee rek lu ci nekk te mën naa seere loolu kon loolu yitte la ak pas-pas ñaareel ba mooy dayoo bi mu jox kër xasida yi dayoo bi feeñ na ci ni mu toll dana feeñ ci njëg gi dana feeñ ci qualité bi waaw ndax norme yi mu ko teg dafa sori mooy norme internationale foofu la ko yóbbu kon kooku fi mu jëmale kër xasida yi weesu nañ
njortu sëriñ bi kon foofu itam dinaa ko ci ndokkeel ci këram. ñetteel bi itam mooy nangu gi mu nangu ànd ak ñun ci liggéey bi li mu fekk da ko soppi dafa dugg ci biir ànd koog moom la mu fekk mu dugg ci mel ne moom ña ko tàmbali woon ñoo ci yem kon loolu itam war nañ ko cee ndokkeel ndax mënoon naa ñëw xëy na doxalee neneen loo xam ne daneen di jafe-jafe waaw waaye lu ma ko wax rek ci liggéey bi da ci daal di ànd man ñu seet na mu gën a baaxee rek ñu defee ko noonu ngir am ngërëmal sëriñ kon ñett yooyu tax na ma war koo gërëm war koo ndokkeel barab bii nag kër xasida yi dafa bokk ci yittey sëriñ Mountakha moom sëriñ bi moom fa mu ko teg ak la mu ko jox lu mu def rek xeeb na ko kon kër xasida yi bu jógee ñu jagleel ko xasida yi loola dafa méngoog li muy wax ak li muy jëf kon fii barab bii kër xasida yi day dugganteeg bibliothèque bële ñuy ànd di mottalante ndax fële moom bibliothèque la bu universitaire boo xam ne ci wàllu recherche gëstu ak yu mel noonu étudiants yi dafa mën di toog di mën di gëstoog yu mel noonu ci biir université bi loolu fay dana ko moom waaye fii nag moom kër xasida yi la moom ak nag la mu war a àndal lépp nag waaw bu ma waxee loolu rek dugal naa ci lépp waaw la mu war a àndal waaw loolu nag moo tax muy lu am solo ndax jàpp naa ne incha allah bu noppee loolu mucc ayib lay doon benn lay doon te loolu xasida Sëriñ Tuubaa yi jar nañ ko waaw maa ngi sant bu baax sañu at di ko gërëm di ko wax ne ko ubbiku naa samay bunt ngir ànd ak moom lépp lu mu bëgg rek ci liggéey bi su ma ko xamee dinaa ci def sama kent lay kat waaw nu ànd ko jërëjëf macha allah kon daal bu fekkee dégg naa li sëñ maam Thierno maa di taalibe maa ko war a firi wax na ni liggéey bi sëñ bi jëlee na ko noo xam ne li tubaab bi wax vignette moom lay doon ci biir liggéey bii boo xamul loolu mooy li tubaab bi wax timbre mooy lii wala nga ni symbole wala signature ku liggéey dara ku ne def ko si bii mooy signature si may gërëmaat sëñ Abdou Lahad Kam yi moom itamit bi mu ñëwee fii xam naa sama nijaay la joo xam ne may ko ma soxna waaye fekk na ma fii moom it ne ma lu fi jafe ci yow kon man taw feexi sëñ Mountakha jiitu na ma fii sëñ Thierno mi li ma defal mënu ma ko wax fii lettre de remerciement bi ma ko mujjee yónnee mi ngi fi sama kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci wàllu liggéey bi tënk rek dañuy gis ne am na loo xam ne université bi xëy na tàmbali nañ ko lu yàgg sëñ bi door a tudd li nga xam ne mooy këru xasida yi mu doon kon projet boo xam ne bokk na ci li nga xam ne dañ ko ci yokk loolu yi tamit bu dee ci wàllu étude liñ ci mën a wax sëñ Atou am na lu mu ci leeral loo xam ne fekkoon nañ ay étude de sol yi da ci bëri liggéey yooyu jiituñu moo tax bi nu ñëwee ñun dañoo jël yi nga xam ne mooy document yi fi disponible woon mën cee basé wu mën a tàmbali suñu liggéey moo tax ñu gagné temps ci lu bari bu dee ci wàllu conception bi bu dee idée bi xalaat bi idée bi kon ni ko sëñ Atou waxee léegi nga xam ne sëñ bi li mu junjoon mu doon këru xasida yi kon sëñ bi ci boppam moom moo définir li nga xam ne mooy argument de base bi kon sëñ Atou li mu wax léegi ci leeral ne loolu moom moo tax a jóg kon bibliothèque bi kon bibliothèque këru xasida yi lépp lu jëm ci wàllu documentation ak ci wàllu gëstu ci wàllu conception yi buñ ko waxee rek xëy na leeralu ko waaye en toute modestie daanaka xalaat yeeg gëstu bi conception bi idée yi ci forme yi lépp moom bokk na ci ñi nga xam ne moom ñooy initiateurs yi mu boole koog benn équipe boo xam ne xëy na dañ ko ci jàppale li nga xam ne architecture loolu mooy rôle am da ngay am sa projet am say idée moom nga wax ko mu concevoir la waaye moom daanaka architecte bi xëy na ci ay mise en forme leen ko jàppale waaye conception bi idée beeg lépp moom la bu dee ci wàllu étude technique yi tamit léegi nii ñi ngi ci doon jokkoo bari na ci li ko sëñ Atou leeralee léegi am na ci ay études yu ñu ci defoon wala ay plan yu njëkkoon concevoir mais ci ay recherche am ak ay gëstu bokk na ci ñu jël en considération normes yi mujj yi ci wàllu bibliothèque nga xam ne ci charge d'exploitation yi
dafay yegg léegi ci moo xam ne da ngay moom léegi doon na ko am mu jëm ci ay 1000 kilogrammes par mètre carré kon loolu ingénieur bi doon waxtaanee léegi bu ñu ko doon xayma xëy na dañuy jàpp ne bâtiment bi ci ñeenti niveau lay toll muy sous-sol bi rez-de-chaussée premier ak deuxième étage mais ingénieur bi boo koy xayma moom da lay wax ne booy def charge 1000 kilogrammes par mètre carré dafa mel ni da nga jël lu toll ak ñeenti bâtiment yoo teg ci benn niveau kon day mel ni ñun suñu bâtiment bu ñu ko doon xayma niveau bu ci nekk dafa méngóog lu toll ak ñeenti étage kon loolu études yi ci leen tolloon ba fi mu ne nii jot na li nga xam ne mooy plan yi nga xam ne mooy plan structure yi nga xam ne visé nañ ko ci bureau de contrôle mu jaar fi mu war a jaar yëpp kon loolu moom fii leen toll tam nag ci wàllu léegi li nga xam ne mooy mise en œuvre bi waaw kon daanaka ci résumé conception bi diggante yooyu yëpp dafa mel ni sëñ bi moom feeñal na ci boppam lépp ci li ñu waroon def ci juróom benn weer da nga naan ci weer leen ko def li ñu waroon def ci ay études ay yooyu yëpp suñu borom tënk na ko boo xam ne xëy na plan yi lépp dajegul waaye li daje rek dèjà xaaruñ ci dara ni mu ko doon waxee kon dañoo ne ci course contre la montre par rapport ak nawet bii ñu jëm nga xam ne équipe bi dynamisme bi beeg loolu yi tamit dafa feeñ ci liggéey bi aménagement yi installation chantier yi da ngay gis ne lépp rek dafa mel ni loo xam ne dañ ko gas mu sulli ko ci suuf si mu génn ndax gaawaay ak tegu ci yoon. Touba matériaux ak Hizbut Tarqiyyah commerçant yi nekkee Touba sasoo ab liggéey muy ñaari amphithéâtre yu toll ci juróomi téeméeri place benn bu nekk ñoom it ñu tàmbali seeni liggéey ci anam bi ñu ko bëggee te amuñu benn jafe-jafe. waaw bii mooy liggéey bi nga xam ne si ne commerçant yi nekk Touba ñoom ñoo ko jël sasoo ko mu jëm si université bu Touba bi ñaari amphi la yu kële 500 places si bu njëkk bi ñu ngi commencé nii je pense que fuy yi def nañ ko ba noppi moom nga déggee ni jàkkaarlool mu nekk fuy en pleine masse en plus tamit ñu ngi si implantation yi dafa des rek pour ñu vérifier côté implantation yi ñu mën a commencé di couler parce que li war a ñëw lépp si matériaux extra donc dañu xam ñu vérifier ko rek pour ñu démarrer coulage yi. waaw amphithéâtre yi amphi kii lay doon 500 places te bâtiment R+1 lay doon parce que dina am tamit nu ko ay gradins yoo xam ne si ne mooy nekk fi place yi nekk mooy kii place yi ak les 500 places yi dina am aussi tamit nu ko ay salle de cours yoo xam ne si biir lay nekk en plus tamit dina am nu ko ay magasin am na tamit nu ko ay salon yoo xam ne si ne pour toog la pour noppali ko loolu je pense que maître d'œuvre bi def na yooyu yëpp études yi li si war lépp loo xam ne si ne programme nañ ko si amphi si domaine technique bi dina si am mu jëm si électricité bi en plus tamit mu jëm si réseau bi lépp loo xam si ne daal te vraiment jamono laaj na ko fi mu toll nii programme nañ ko si muy ay vidéo surveillance sonorisation boo xam si ne tamit bu mucc ayib nu ko si boobaa lay doon loolu lépp vraiment kii nañ ko programme nañ ko ndax si étude bi la bokk te plan yi tamit génn na mi ngi ak ñun. ba léegi nii nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla parce que gas nañ ba noppi te gisuñu benn contrainte kon ñi ngi jàpp ne bu ñu yàlla dimbalee xëy na li ñu bëgg ak li ñu yéene dinañ ko def ndax wax dëgg yàlla gisaguñu lu ñu baaree fi mu toll nii. Abdou Lahad Ndiaye conducteur de travaux Afribat jërëjëf. ci biir complexe bi nemmeeku nañ fa ab juma ak hôpital liggéeyu ñaari barab yooyu nag Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdoul Hakim moo koy doxal ànd ci ak ay ndongaam fii nag li ñu fi nemmeeku mooy liggéey bi lépp daanaka noppi na. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di turu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Cheikh Abdoul Hakim di leen siyaare bu baax a baax di leen jaajëfal ci teew gi ngeen teew ci barab bi muy liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha di liggéeyal Cheikh Ahmad Bamba te Serigne Cheikh Ahmadou tobb ci aw sas wu rëy muy jumaa ji ak fajukaay bi nga xamee ne yàlla dogal na sëriñ bi naal ko mu laaj ko ci ndigal sëriñ bi jox ko ci ndigal mu waxtaan ci ay bokkam ak ay taalibeem lim njëkk a def mooy li yoonu murid baaxoo ndax yoonu murid dafa am nu ñuy liggéey mooy la ko tàmbalee ca jamonoy Sëriñ Tuubaa ba ñëw ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Fadou
murid ni mu baaxoo mooy lépp loo xam ne dañ koy sos di ko tàmbali sëriñ bi da ci njëkk a yóbbu ay dongay tarbiya bi nga xamante ne sëriñ Cheikh waxtaan na ci ak ay mbokkam ba noppi ci naalu bii nii dafa waxtaan ak dongay tarbiya nga xam ne ñoo nekk ca daara ja dajale jëwriñ yi waxtaan ci ak ñoom xamal na leen dafa am liggéey bu muy liggéeyal sëriñ Touba dama bëgg yéen ñi ngeen jiitu ca loolu nag dafa am yilla bu tax mu def ko ndax bu ñu xoolee raay bi ko sëriñ Modou Moustapha di jëlee njaareem di ko indi fii ngir ñu taxawal jumaa ji ñi ci jiitu woon ay dongay tarbiya la jumaa ji itam bi ñu koy taxawal sëriñ Fallu dafa jëloon ay dongay tarbiya ci daaram féetal leen ñu tudde leen daaree jumaa ji kon bu yàlla joxoon dama na doxee ba tey jii ci 2019 sëriñ bi taxawal lu mel nii jël ay dongay tarbiya am indi leen fi kon dafa mel na day xeeñtu cosaan la loolu mooy cosaanu yoonu murid ci jamono yi nag indi na fi lu toll ci ñeent fukki dong ak juróom-benn ñu tàmbali liggéey bi ñoom ñi ngi fi ñëw ci ñaar fan ak ñaar ci ñaareelu weeru tubaab ngeen ne février waaw damay xaw a kii ma tax ci lañ fi ñëw waaye nag jëmmi liggéey bi moom biñ ñëwee nag dañoo njëkk a takk ay néegi ñax ndax xam nañ ne sancu murid foo ko fekk la koy njëkk mooy ay néegi ñax muy néegi ñax yi ngeen di gis ci ab limu ñu indi ko fi takk ko ba noppi daal di jublu ci liggéey bi bañ ñëwee itam li nga xam ne gannaaw ab barabu jaamukaay yàlla la ñuy liggéey muy jumaa ji ñuy jaamoo yàlla ak daara joo xam ne dañ fiy jàngi xam-xam la ci war a jiitu mooy ak jaamu yàlla bañ fi ñëwee ba tey jii ci waxtu wu ma la wax ba tey jii bis bu set saa yu ñu xëyee donge bala ñoo xëy liggéey danañ jàng ab kaamil alquran ak limub xasaayit door a xëy ci liggéey bi nag biñ tàmbalee muy jumaa ji ñu taxaw biñ njëkkee tàmbali semel yi le 19 mars lañ njëkk tàmbali gas semel bi ñu fi def en 2019 ci lañ njëkk tàmbali gas semel yi ci lañ ko tàmbali semel yi yaakaar naa ne def naa toll na ci ñeent fukki semel ak lu mat bu ma juumut ak lu topp ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu yor wàll woowu dañ doon xayma liggéey bi ci gasu semel yi rek lu toogal ci weer ak nangam waaye dongo yi biñ ci suboo ci ñetti fan lañ ko gas li leen xaw a tardé sax mooy kamb yi nga xam da doon mabbu di daan moo leen ci xaw a tardé pas-pas boobu leen ci liggéey noonu lañ jàppe liggéey bi di ko liggéey ba fii ñu toll nii tey yàlla dogal na liggéey bi mu sa taxaw bi nga xamee ne yàlla dogal na donga yi ne fi bañ daaw bi ñu waree ba noppi la leen sëñ bi delloo ñu dem tool yi des bàyyi mu bàyyi fi juróom man ma nekk jëwriñ ji ndax man ni la loolu defoon jëwriñ ji waaye biñ juróom ñi ñu fi bàyyi man maa leen jiite nekk ci ànd ak ñoom ci liggéey bi ak suñu magi taalibe yi benn ci bàyyi ma faal mi nga xam ne taalibe bu mag léegi ci lañ continuer liggéey bi mu sa taxaw ñu ànd ko ak yeneen bokki taalibe yi ak ñeneen ñi nga xam ne dañ leen a jëloon leen fay ci lañ liggéey ba agsi fii ñu agsi tey defe naa ne liggéey bi ni ngeen ko gisee alhamdulillahi rabbil alamin dañuy bañ a dugg ci détails yi di soril waaye fi mu ne nii liggéey boo ngeen seetee muy jumaa ji dal yëpp noppi na soroor yi noppi na seetlu ngeen ne plâtrier yi kaw gi gis ngeen ko plâtrier nañ ko ba daanaka alhamdulilah suuf gi itam gis ngeen ko plâtrier bi daanaka noppi na kon defe naa fi mu toll nii ab diir bu gàtt yaakaar na yàlla mën na ci def tawfeex bu ngeen demee ci poste de santé bi moom moo gën a yokk ndax moom itam diggante bi ci biir koor gi man bi ñu dugg koor gi daaw daal ci lañ ko tàmbali gas semel yi te moom fi mu ne nii alhamdulilah rabbil alamin ñaari daal yëpp noppi na raax nañ biir gi raax bitti gi carrelage yi ñu ngi ci biir karal nañ ko ba daanaka fi mu toll nii noppi na waaw finition daal ci la toll daanaka noppi na liggéey bi nag alhamdulilah rabbil alamin comme ni ñu ko waxoon booba ba léegi mi ngi dox ni mu war a doxee benn taxawaay mosu ci am foofu daal moo ci gën a kii